asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm fii ci Women First TV télévision bi ñu jagleel jigéen ñi tey nag ñu ngi fii Ndar Géej maanaam Saint-Louis di Sénégal amoon mbégte di dalal suñu gan gu am maana ñu naan ko Mama Paulelle Gueye mu nekk animatrice à la rajo Dunia FM de Saint-Louis nekk également actrice de développement. Mama Paulelle nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay bu baax Nancy di sant yàlla bu baax a baax di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di santati samay wasila sama yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul sëñ Saliou di am mbégte loolu wax dëgg yàlla li nga doon suñu concert déplacé wu ñëw ba Ndar ñëw pour interviewer ma donc dama la naan soyez la bienvenue madame. damay dégg ñu ne doomu Ndar nan ngeen di koy tekkee doomu Ndar. waaw bu ma la dégloo madame Nancy danga naan la particularité de doomu Ndar loolu buñ koy wax teraanga la ñuy jëkk wax ndax bu nee doomu Ndar rek wala nu Ndar rek lu ñu siy tegal mooy teraanga teraanga nag c'est tellement vague ba nga xam ne bu ma koy définir peut-être dama siy jël ay quelques mots rek ndax teraanga bi si jiitu ñun si doomu Ndar mooy am nañu diine am nañu l'islam am nañu sutura gi dafa àgg ba nga xam ne mooy suñu éducation de base dañ koy contrôler bu baax a baax ndax cosaan ba nga xam ne sunu maam yi ak sunu yaay yi ak sunu nijaay yi duñ ko def si ñun muy les bonnes valeurs loolu mooy sunu éducation de base moo tax duñ ko bëgg perte toujours dañ siy veiller moo tax bu ñu waxee doomu Ndar rek du ñuy accentuer seen wax si teranga donc teranga googu foofu la jóge muy sunu éducation de base di les bonnes valeurs ya nga xam ne sunu parents yi def nañ ko si ñun. dinañ ñëwaat ci teranga bi waaye fi ngay daanelee foofu laay commencé waat maanaam éducation bi. ma gis ni ñu ne doomu Ndar bu juddee rek dañ koy njëkk dugal alxuraan. effectivement muy lu dëggu ndax ñun bu ñu juddoo à bas âge maanaam boo feree soow rek ba si kër gi nga ñëw dara du hasard ndax kër gi nga ñëw mooy sunu kër famille mais kër gi cosaan gi daara alxuraan la daara moo nekkoon si biir kër gi moo tax borom kër gi dafa ne woon jamono mi ngi ñëw modernisation dañu dab mais bu nu dabee ngal la fi daara ji nekkoon nan ka fi bàyyi pour wan la alxuraan ni mu amoon solo si éducation wu doomu Ndar léegi yow boo daan juddu ba nàmp ba fer rek boo amee 2 ans rek dugal nañ la si daara yooyu la ñu gimmee fa la ñu yaroo faranu màgge ndax daara dafay permettre nit ki xam boppam daara dafay permettre nit ki lépp la nga xam ne lu safaanu la wala la nga xam ne yàlla bëggu ko yonent bëggu ko wala civilisation mayewu ko yow da nga ko jàng à bas âge si daara ji ba nga xam ne loolu boo génnee si mbedd mi boo ko rombee da nga koy moytu bu baax a baax. ñu dellu ci teraanga daal. nan nga ma ko mën a définir par exemple teraanga bi. ak a large madame. teraanga bi su jiitu mooy accueil la preuve en est que am na loo si gis diggante démb ak tey ndax yaakaar naa ne Olof Ndiaye day wax tungu ne du teew nuy nataan bi ma jotee téléphone je peux dire que ni j'étais bien accueillir avec une large sourire bi nga dugg see aussi tamit si biir kër gi sourire boobu tamit nga fi fekkaat ni ma toogee tamit di wax ni sourire bi ba tey mi ngi si ñun kon accueil dafa baax si teraanga loolu mooy teraanga bi jiitu bi si topp mooy boo déggee nu naan teraanga Ndar dëgg nag mooy sutura gi dafa àgg ba nga am sa borom kër dooleem damewul noonu nga nekk ak sa yaay ak sa papa si benn kër sa jëkkër jooju bu amee sa yaay dañ la suturaal bu ñàkkee sa yaay duñ la suturaal ndax sa yaay moo yore dépense bi ku ñëw associé fekk kasi sutura lay doon parce que du ni diw jox na ma diw joxuma sa yaay daal bu xëyee suba dana seet ki moome mu yëkkati dépense bi teg ko si loxoom te sama jëkkër a ngi si biir war participer si dépense bi sama sœur jëkkëram mi ngi si biir sama nijaay aussi mi ngi si biir këram ak soxnaam ak ay doomam te ay dooleem damewul noonu si cadre familial boobu la ñuy jàngale entre aide ak partage foofu la sutura doore ak teraanga doomu Ndar da ngay nekk ak sa borom kër du liggéey ngeen bokk si benn famille du joxe dépense yaay xamul papa xamul maam xamul kenn dong mooy xam mooy le chef de famille kon bu nu naan teraanga ñun doomu Ndar teraanga yi ñun foofu lañ ko dooree si ñun ba yàlla suturaal la nag ba jëkkër jooju day gën a am jom ndax am jom bi mooy lan nga nekk ak sa goro ba nga xam ne juru la fekkewul fun la juróo jamono rek moo leen boole nga sëy ak doomam si biir kër mu suturaal la suturaal gu toll naka bi la sa ndey joxoon boo joxee xamul boo joxewul xamul te añ bi
bi bu jotee boo teewee daan la ko tegal na mu neexee boo teewul tamit daan xool bool bu rafet ak torchon ak ay kuddu ñëw présenté la ko nu mu neexee ba nga xam ne bu ëllëgee yow mii di góor loolu nu lay tegal te participer aussi moo lay ñaax ba di nga am jom am fulla am fayda ba sa goro boobu fu mu la tegoon yow di nga wuti teraanga ba indil ko lu ko raw moo tax waa Ndar goro yu si bëri seen goro yi dañ leen di jox paasu màkk bu ñu jógee ni naan doomu Ndar yi nag du ñuy liggéey nu kenn teraanga rek la ñuy liggéeyee. waaw foofu dinañ fa ñëwaat ci joxe bi dinañ fa ñëwaat ma seetlu ni tamit seen teraanga ëpp na foofu ndax gis naa ni ngeen teralee gan yi suba ba tey gis naa ni ngeen may terale. dëgg la macha allah waaw mooy loolu rek xam nga teraanga mooy base lépp ndax sunu mbokku géwël yi dañ koy faral di wax du ni gor boo ko teree rek tëral ko teraanga du xaalis bi ngay yëkkati jox ko nit ka mais façon bi ngay doxale ak moom ak façon bi nga koy accueillir ak ni ngay waxee ak moom parce que olof Ndiaye day faral di wax kanam du kaso waaye koo sa tëj mu xam ko kon donc teraanga mi ngi doore si ouverture ba nga xam ne day am entre nit ki ak moroomam. ñu ñëw si li nga waxoon sànq rek dinañ ci delluwaat jógee jigéen ñi gis nañ leen daal ngeen nekk ñu bëri a caac am feeling torop waaw loolu nag dañ leen ko yare dañ leen ko mooñaale wala da ngeen ko doon nu mu demee noonu. loolu bu ma siy wax damay kontaan ndax la preuve en est que les preuves sont là et sont tellement sensibles bi nga ñëwee sama ànd bi dama ne ko du fay te pourtant noo ngi nekk si moment kii chaleur potu gawe yaa nga ne bala ngay dem dinaa la ko génneel mat na set ak potu cuuraay li xet gu neex gi duma la ko wax tabarkalla loolu yëpp nag ba tey dafay dëxañu si éducation de base man dama fonk éducation de base ndax man yàlla dafa dogal man ki ma yar mooy sam bàjjan Polel Guèye moom laa dese sax si kilifa dama koy ñaanal toujours yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér daf nu yor si jonge gis nga sama fëddan da nga fekk mu deñ damay fëddanu bi mu deñee yàggul loolu yëpp dafa bokk si xeetu jonge gis nga jonge bi si gën a jiitu mooy set kenn mënul wax jonge te setoo ndax set c'est une base fondamentale loolu mooy dundal jonge boo setee di nga civilisé di nga bëgg sa bopp di nga xam sa àddina jonge bi si jiitu nag mooy boobu foofooy base bi boo demee nag ba jël base bi ba mokkal ka ba téye ka jonge sëy nag doo daal di dugg. ah di nga ma wax tamit wax dëgg yàlla si jonge sëy bi ndax intéressé na waa Sénégal. jonge sëy waaw dafay dugg te tabarkalla macha allah gis nga jigéen bu jongee na am fukki wujj yow toujours tu restes la première man noonu laa ko jàppee te gis nga jigéen bu jonge soxna si da ngay seetlu sa jëkkër ba lay génn sa kër da nga koy seetlu si kaw ba si suuf lu anormal si moom nga defar ka man bañ naa ko ba sama jëkkër armoire man maa koy ranger gis nga di lundi au vendredi yére bi muy sol ça dépend man si sama choix man maa koy choisir takk cravate muy cravate continue ak na kenn dàquma ko barke Serigne Saliou te mënuma ko woon bi sama jonge moo ma permettre woon may topp sama jëkkër si abima bi ba si laase dàllam loolu yëpp daal ci doomu Ndar ak si xeetu jonge dañu ko mooñaale lépp nag day dellu si waat si éducation de base bi ndax bu nee doomu Ndar dañ leen mooñaale jonge te sa yaay jàngalu la jonge bopp wala sa bàjjan jàngalu la ko doo dem de même boo ko bëggee itam dana am yu bëri ya nga xam ne daf lay rëcc am na la nga xam ne yow da nga koy yóbbaale booy dem mais am na la nga xam ne aussi da nga koy jàng ndax wax naa la sama biir wax man kenn jàngalu ma takk cravate mais jonge gi ma jonge ak seetlu bi may seetlu sama borom kër moo tax ma jàng takk cravate soit que muy cravate continue wala muy nëbbi ba si laase daalam dama ko daan takk. ñu bëri si yéen tamit ñu seetlu ni que bu ñu waxee rek dinañ xam ne kii doomu Ndar la ci waxin bi. waa si waxin bi mooy civilisation bi buy fàttalikul ñu ñooy première capitale du Sénégal ak yeneen ya nga xam ni dañ si topp kooku moom cër la ba nga xam ni yàlla suñu borom moo nu ko jox civilisation bi dafa ñëw ak associé ak jonge bi moo tax doomu Ndar bu doxee rek nga xam man bu nu génnoon léegi boo yàkkamtee yaay waxu damay jël sama temps di wiccaxu comme kanaara guy dox waaw calmement wiccaxu comme kanaara guy dox boo yàkkamtee rek continuer te ku ma romb tamit boo ma nuyoo ma pëleel ma taxaw sa yarga ak sa sutura ga tabarkalla macha allah jàmmanteeg yow ba boo yàkkamtee da ngay dem loolu yëpp dafa bokk ci éducation dafa bokk ci jonge ñëw nag fekk ci cër ba nga xam ne yàlla moo nu ko jox. maman Polel est-ce que mën nga delluwaat tuuti rek ci signaar yi rek. waa signaar yi mooy comme li ma la waxoon rek xam nga dafa am signaar am milâtre waa léegi signaar yi ñoo jël milâtre yi noo leen jur macha allah mooy li ma waxoon rek ñoom dunu valoriser seen bopp à travers leurs éducation amoon nañu non seulement éducation bu baax ba pare teey nañu
gëm nañu seen bopp bëgg nañu seen bopp ba pare dañ daan sol seen solin rek jàngat la woon solu robe bu gudd jël beneen robe teg si daal di léttu jël seen kii yooyu teg si jël sàmba sémbe bi teg si vraiment boo leen gisee rek da ngay xam ni kii am na valeur ba nga xam ne mi ngi koy incarné si jigéen loolu nag moo dem ba nga xam ni ñoo jur seen doom yi di ay milâtre ñu dem ba nga xam ni dañ dem ba nga xam ni nag c'est que problème bi mooy valeur yu baax yooyu dafa deñ li tubaab naan tu m'as marché sur la langue moom laa la bëggoon laaj noonu ndax valeur yi ndar doon di bëgg a conserver ba tey ndax mën na nekk ak modernisation bi bu dee 100 boo bëggee dégg-dëgg bu dee 100 90 yi dem na ndax bu may wax ni je parle de 3 générations première génération bi mooy bi suñuy maam nga xam noo jur suñu yaay yar leen def si ñoom éducation de base yu dëgër ñooñu juddu si loolu yaru si loolu màgge si loolu sëy si loolu ba yàlla jër leen muy sunu maam yi deuxième génération bi di sunu yaay yi jur nu bi nu juree ñun sunu génération gi yar nu sa la nga xam ni seen yaay yi defoon naka si ñoom ba nu rëcc léegi ñun nag ñoo bàyyi loxo ñun 100 femmes boo si jël 50 yi xanaa nga doon ka nga xam ni comme li may wax sama bopp rek nga doon nante comme man nga xam ne am nga tuuti expérience de la vie am na la nga xam ni sa yaay ak sa papa ak sa ay nijaay defoon nan ko si yow nga ni boo ñàkkee fayda rek mu rëcc la parce que ñun duñu dem ba nga xam ni jamono moo nu dab bi si topp nag mooy sunuy doom yi boobu ba fi yow carrément loolu li si ëpp nag li nu ko teg mooy réseaux sociaux yi man de am na lu mu defar certes ndax lu baax nga fa nag yu baax a baax yu bëri si kaw nga bëgg lu baax waaye la bon la tamit bëri na fa lool si kaw nga bëgg lu bon waaye daal boo ma déggee mooy réseaux sociaux yi ak jamono ji nga xam ne daf nu dab les nouvelles technologies lim nu yàqal suñu éducation doom yu bëri. waaw maman Paulé dégg naa yéen tamit ñu mën togg ngeen dégg naa togg rek ngeen di def. ok loolu moom mooy sunu domaine boo waxtaanoo ko man ba jeexal sax te waxoo togg du ma si gis sama bopp. ndax bañ nañ ko ba bu nee ceebu jën xel yëpp dafay dem si Ndar ceebu jën ku si nekk xam na ni ñun ñoo ko moom macha allah gis nga soxna si togg am na solo mais joxeñ tamit joxiñ lu am solo la ñun ceebu jën macha allah mën nañ ko daan ko togg mu saf daan ko togg mu neex kaani ga du ëpp xorom sa di ëpp ba pare ceebu jën duñ koy tànn de dañ si def suñu ay géej yu baax ay géej yu bëri yu baax yu am maanaa yéet aussi yu am maanaa ay légumes yu frais am na benn dëkk ba nga xam ne dañuy bay fii soriwul rek ñu tudd ko mu xor lépp lu ñuy bay si légume muy supame muy carotte muy nawe muy batancé du am kii engrais macha allah boo bëggee dëgg togg jëm ceeb dëgg si foofu ngay dem nga dugg fa wut sa jën bu baax géej gaa ngi nii dex gaa ngi nii dañ lay nappal ay jënu dex ya nga xam ne danga koy waas di ko dagg tant que dugaloo ko si cin bi du dee kooku Ndar rek la am kon il faut que ceebu jën doon suñu waaw dégg naa kay yéen du ngeen lekk jën bu ñu congelé te fruits de mer yi tamit am pagaay ay ñoom sippax yeeg côté yeeg yooyu ay ñoom sippax ay ñoom gambas ay ñoom crevette tabarkàlla côté boobu boo ko waxee nag sama xel day ñëw si payla est-ce que xam nga payla tam ñooy borom te bu ma ko waxee war ngeen ko nangu parce que fruits de mer yi comme ni nga waxee yëpp a ngi fi ay sippax a ngi fi ay gambas a ngi fi lu nekk ngi fi daal macha allah ay mbiru togg gaa moom mën nañ ko mais togg loo ko mën tamit dafa am lu muy àndal lan lay àndal mooy ak accessoire jeeg day am accessoire mooy bool bi nga yekke macha allah na set ànd ak kubéeram ba pare napp dafa am solo nga jël sa napp bu baax nga teg jël sa ay torchon teg jël sa ay vaisselle man daal vaisselle man dama ko fonk ndax lekk lu mu neex bu àndul ak ay accessoires yi koy accompagner du neex bi si topp ba nag di tegin bi mooy boo toggee ba pare man sopp naa ko si jéeg da ñun doomu Ndar noonu la ñuy def bu nu toggee ba pare ba sóor ba jeq ñaari jeq nga xam ne ñetteel ba dangay yàq dem nga sa douche ba sangu nga ba set jël sa poudre bu weex tàll laal sa kanam rek fëgg duñu am jot de daal di laal sa pastel bu sew daal di jël nag sa mbub mu woyof daal di def nag sa ala jongo ma tegal sa musóor fekk nag tegal lala nan la sa lépp nga toog sa alaaj ji toog kuddu man du ma ko lekkee jongo ma du lekkee kuddu alaaji bi kay mën na lekkee kuddu gi waaye man mii nga xam ne damay sàkku barke si suuf tànkam laay suuf bu dee jaxatu ma daggal ko bu dee jën ma daggal ko boole takkal ko benn bivaar ba nga xam ne dara du wadd
bu ngeen déggee naan du ñuy nangu jëkkër yi nangu ni jëkkëru kenn du ñuy sëy rek. loolu am na solo bu baax defe naa ni expliqué na lépp li nga xamante ni moo tourné autour de jonge bi ñuy wax ci doomu Ndar yi te tamit dégg naa ñu naan ceebu jën Penda Mbay boobu ci boppam dégg naa dafa doon toggal colon yi. waa cosaan la fii Penda Mbay cosaan la fii ba tey boo demee ay famille ñoo ngi fi tabarkalla macha allah noo doon toggal colon yi tubaab mosul lekk ceeb fii la ko lekkee Ndar moo tax ñu tuddee ñu ceebu jën Penda Mbay moom moo fi jëkk toggal ceeb tubaab yi colon yi ceeb xamuñu luy ceeb nu lekk ko nu présenté leen ko façon présentation ba nga xam ni set gi ak guu bi jaaxal leen ba ñoom ñoo ko tuddee woon ceebu jën te Penda Mbay moo tax dañ ko daan taasul ba nu nekkee xaleel ceebu jën Penda Mbay dee ka roof mbaa sa jëkkër fasala boo bëggee sa jëkkër nopp la dee ka toggal ceebu jën loolu ndax rek la am. mbokku téléspectateurs yi ndekete ceebu jën day ànd ak taasu lii nag lañ leen jëlaloon fii si Ndar Géej di remercier bu baax suñu invité muy maman Polel di remercier itam suñu équipe technique di leen dig daje beneen yoon fii si Women First TV télévision bi ñu jagleel jigéen ñi.